maa ngi rafetlu jotaay bi maa ngi rafetlu bis bi puisque tey la ñu tuddee journée internationale de sensibilisation à l'albinisme journée boo xamante ne dañu war a wax ci albinos yi dama koy rafetlu parce que daawul ko woon am avant mais yàlla def na ni Nations Unies bi mu ko décrété ba léegi occasion la ci ñun ñu mën a communiquer ci albinisme ni ko sëñ bi waxee man la Mapuja Keita musicienne là je suis bassiste je suis la 3e femme africaine bassiste et je suis l'unique femme instrumentaliste ici au Sénégal may aussi di def activisme ci wàllu albinisme depuis 6 ans depuis 2012 jiite woon naa fi benn association bu tudd Care Albinos ñuy def ay activité prévention médicale di dem ci albinos yi di waxtaan ak ñoom di leen procurer ay crème solaire comme li fi association yi def yëpp mais aussi di def sensibilisation bi nag du wax kese ci problème yi ñu am mais li ñu gën a def mooy li may gën a def man mooy sensibilisation positive parce que dafa doy que à chaque fois bu ñu waxu albinisme rek muy rimer ak ay problème bu ñu dajee albinos bu ñu tàllalee micro benn albinos nit ñi njëkk laaj mooy lan mooy suñuy problème effectivement soxla nañ nit ñi xam lan mooy suñuy problème mais li ñu gën a soxla nit ñi xam mooy déjà nit ñi xam lan mooy albinisme déjà loolu mooy régler problème yu bëri dina tax jigéen bu jur albinos ci kër gi ci benn kër du sonn parce que dinañ xam ni gène bi day gène albinos bi ñuy wax yaay ji ak papa bi moo koy am parce que jigéen ñi ñoom ñooy gën a sonn ci foyer yi ci ëpp bu albinos yi nekkee école tamit muy élève muy professeur ñu mën a xam exactement lan mooy kii man chance kii li soxna si wax léegi que diine day defar man dama am chance que si privé catholique yi laa gën a nekk man au contraire au lieu que man sax may dem si professeurs yi pour que ñu dimbali moom ma mën a gis élèves yi ñoo doon mobiliser pour que ñu ne monsieur est-ce que doo leen jël table maquette bi ngeen kii ko ngeen yóbbu ko si kanam comme ça moom mu mën a gis chaque année man dama am chance boobu noonu yeneen albinos yi suñu génération ak génération yi nga xamante ne ñoo ñuy wutu dañ ko war a am bëggoon naa nag jotaay bi mu gën a am ay nit ñoo xamante ne duñu ay albinos parce que sensibilisation ça ne concerne pas ñun kese et ça ne concerne pas seulement autorités yi mais ça concerne toutes les personnes parce que albinisme yëpp la ñun instant yi waroon na fekk ñu dépassé ñi naan non am nañ problème bi lii lañu bëgg ñun amuñu kese ay handicap ñun à côté de handicap boobu am nañ ay capacité physique ak ay capacité intellectuelle yu extraordinaire te loolu nit ñi dañ ko war a xam muy autorité bi muy maire bi muy ministre bi muy gouvernement bi man juste c'est dommage on se pose la question ñun est-ce que suñu liggéey feeñ na ñun pourtant dañuy daw ba sonn àll bu ne dañ fay dugg yàq suñu temps feebar yàq suñu énergie suñu xaalis lépp def siy dem te pourtant du feeñ fenn parce que duñu kese ñun ñoo war a def liggéey bi mais bu fekkee Nations Unies dafay ñëw fii def ay statistiques président association yi la ñuy laaj parce que ñun sax ñun ñoo gën a am yenn information yi te ñeneen te loolu dafa war a wees gis nga lii am si yeneen pays africains par exemple ay Kenya ñu ne non par exemple ñu ne albinos yi kese seen budget wu albinos yi $150,000 ñun war nañ egg si kii boobu war nañ egg si level boobu noonu si niveau boobu mais avant ñu egg si niveau boobu il faut que nit ñi xam lan mooy albinisme loolu mooy mën a tax ñu xam ne albinisme dafa am soxla bi ñu mën a muy gouvernement muy ñeneen ñi jël seen disposition. albinos ñi ma woon taxaw ci buntu kër parce que boobu xamuñu ko woon mais alhamdulilah ba léegi albinos bu nekk mën nga jóg occuper say occupation merci Dieu
merci le bon Dieu ndax boobu sensibilisation bi jàllul woon te au moins léegi ñu ngi sensibiliser tey jii dañuy gis albinos bu jël sax bu porté kii bi combat bi di sensibiliser kon alhamdulilah du ñu wax nag ba jógee ci journée bi te évoqué wuñ suñuy problème comme ni ko suñu maman bi waxee xam ngeen ñun dañuy am ay problème de formation am ay problème d'emploi parce que tey jii mbindaan sax boo ko bëggee boo demee ni xoolal ngay albinos duñ la wóoloo jël parce que xam nga lu ñuy wax est-ce que yaram bi dëgër da ngay bëgg a létt sax dem si léttkat mu ne la du ma la létt parce que day xalaat ndax bu la léttee du la gaañ du question dañu bonuñu dañu xamul te ku xamul nag ki xam moo ko war a xamal kon ñun ñi nga xam ne ñun ñoo xam il faut que ñu wàccaat si terrain bi def plaidoyer sensibilisation sensibiliser askan bi parce que man dama daan toog naan la différence ne tue pas mais fait souffrir. Pourquoi les gens n'acceptent-ils pas des personnes comme nous? Ont-ils peur de la différence? Question boobu ba tey dama koy poser te xam naa ni ñi nekk ci salle bi dina am ñu ma ci tontu bañuñu ñu ragaluñu mais dañu xamul parce que da ngay xool toute une famille ñëpp nekk ay noirs yow ma ñëw nekk albinos dañuy am ay problème de famille parce que suñu yaay yi ñoo gën a sonn parce que loolu lañ leen di tuumaal à l'époque gis nañ ni ko fi am doomu albinos doon liggéey si benn kër tubaab mbokk yi naa ko fase ko kii tubaab bi la gën a nopp te fi leen yàlla àttee da ko fase 2 ans takkaat ko maamaat doom muy albinos kon albinos yàlla moo ne mën naa bindu doomu aadama bindee ko lu ma neex ku dul may sa bopp nag li la yàlla may ngay jël nul ne peut décider de sa naissance encore moins de sa mort mais on peut bel et bien décider de ce que l'on fait de sa vie. Judd café la borom koy sukkaral boppam su may wax damay aar parce que un cœur qui parle demande de se faire entendre par un cœur qui écoute. baatu xol nopp attanu ko bi ma nekkee oxygène ba génn dama bind sama concept émission tuddee ko si la ñu bokk média moo ko yóbbu xamal mel moo ko mos a yóbbu si benn média taxaw ngaa jéem a mademoiselle moo ko yóbbu la société mu ne ma ni cas social yi fee la ñuy taxaw ma tourné ne ko pardon je suis pas là pour des cas sociaux tourné waat parce que nit yow yaay imposer sa bopp yow yaay dëggal sa bopp judd bu rëy nawet bàyyi waaye fu la fay de borom imposer leen seen bopp wane leen seen bopp fii ay sénégalais ngeen de père et de mère ku ngeen fi gënu gën leen bu leen làkkatu ay sacrifice yi ñuy wax bu leen man sacrifice bu ma tax a làkkatu nañ ma rey jàmbaar bu dee ci war wàcc wane leen seen bopp gëm leen seen bopp jàngi leen formation uti leen ay liggéey albinos warul toog pour lan ñuy toog man je suis une grande dame macha allah damay imposer sama bopp imposer leen seen bopp bëgguma sax gis albinos ba naan man maa bëri kersa bu leen bëri kersa luy kersa imposez-vous yéen réew mi bu ñu ko doon séddoo dañu leen di jox seen waar kon dañ leen di jox seen waar nag bu ñu leen joxul fokkati leen man lu ma moom ba ma koy jox wala ma fokkati aw ma ci arrière pensée télé bee ma nekk muy DTV su ma ñëwee ñëpp xam ne ñëw naa te foofu dama fa imposer sama bopp wane fa la ma mën nit da ngay wane li nga mën damay dégg albinos naan man jànguma amul importance jàngoo mais mën nga def leneen loo xam ne yow sax yaay gën a def li nga xam ne dafa jaar bu leen tayal génn leen imposer leen seen bopp man sama nom d'animatrice xam ngeen lan la puune fashion te pourtant am na ñuy bañ puune am na ay puune yuy bañ puune man am naa ñoo xam ne dañuy bañ ku leen wax puune biñ ma déggee ci télé bi ñu may woowee puune fashion ñoom ñëpp puune la ñuy wuyoo dafa am yoo xam ne soo bëggee mu dañ da nga koy njëkkee ci yow donc koy njëkkee ci yow nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit et que seuls les patients de la nuit. jour bi may xalaat pour créer une fédération tuddee ko fédération nationale des albinos du Sénégal dafa am lu nekkoon mbébét te tey loolu laa leen di wax ni tey te tey maanaam jooyu xol ba nga xamante ni dama ko dund pendant des années
ci at yu bari sax ak léegi moo tax ñu créé fédération nationale des albinos du Sénégal te tey jooyu xol yooyu tey fer na. C'était en 1900 su ma juumul c'était en 1991 waaw kay c'était en 1991 sama professeur xool ma ba seetantal ma il était tellement arrogant xool ma ba seetantal ma mu ne ma waaye ñu mel ni yéen nan la ñuy ne ko maam lan la ñuy def sax ci école. à nos jours xam nga lu tax ma jàpp at bi daf ma metti woon tellement mu ne ma ñu mel ni yéen ne ko maanaam xaw ma lan la ñuy def ci biir société bi ci gàttal loolu la bëgg wax affaire bi metti ma nag ma ne garaawul mais nag mooy liggéey di ma travailler ba 2009 la ñu waxtaanee créer une fédération nationale des albinos du Sénégal à Tambacounda ñu nommé ma coordinateur national mooy coordonné yeneen régions yi pour ñu créer fédération bi ba le 14 juillet 2011 lañ ko créé ici à Thiès voilà maintenant wax jooju déglu leen bu baax. def leen analyse bu baax a baax wax jooju yéen ñu mel ni yéen nan la ñuy def ci société bi rawatina ci place yi ci école yi déglu leen baax wax ci tey ñu créé fédération nationale des albinos du Sénégal professeur déglu leen baax li ma leen di wax de xalaat leen bu baax ki nekk seen président tey moom la ñu waxoon il y a des années lan ngeen def ci société bi ci école bi tey fédération bi tey un professeur albinos génn ci tey fédération bi tey maanaam tey étudiant bi ki taxoon fii di expliquer qu'est-ce que c'est que l'albinisme étudiant la mi ngi 3e année licence muy ñett tey kii lu muy def ci société bi xoolal Mama Diallo mii ne ko maanaam communication lay def ci média yi albinos mi ngi nii tey ak kii toog jàkkaarloo yéen communication lay def parce que animateur la ci rajo RMD bu Dakar waaw tey jibi mëne ci ginnaaw ustaas arabe la jàng bu wàcce alxuraan yor daaraam di jàngale alxuraan waaw ndax man am naa place ci société bi wala awma place ci société yamul foofu de xoolal Mama Kayte mi toog fii tey man dama koy wax toujours dama naan koy yow sama fierté nga man xaw ma kenn de waaye moom duma bàyyi ma fenn toujours dama naan ko yow sama fierté nga parce que li muy def ne ko maanaam tey waxuma sax Sénégal waaye waxuma sax Afrique waaye adduna bi tey ñu ngi ko ci seetaan tey te puune la ci gàttal waaye ndax am nañ place ci société bi wala amuñu place ci société bi te école yi may dem yépp j'ai fait le Sénégal dem naa ba Salémata rencontrer albinos dem naa ba Saraya di rencontrer albinos dem naa ba Goudiri rencontrer albinos mu nekk mbir ma nga xamante ni no c'est extraordinaire te tey fépp foo mës a dem tey ci seen école yi malgré seen vision baaxul waaye ci mairie la ñuy bokk. ñu teewoon ci journée mondiale bi ñu jagleel ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee puune yi muy albinos ñu ñëwoon ci invitation fédération nationale des albinos du Sénégal donc ki leen jiite di Sall invité woon ñu ñëw teew ci ñu déglu ci nag ay communication yu am solo mais ñu jàpp ni li ëpp solo tey mooy ñu def
ñu fexe ba nit ñi xam ni puune du laago puune du luy dal nit comme ñu ne bu ñuy lim ñi laago war ñu leen ci boole parce que puune tey damay wax ni ku nekk mën na judd ci famille bu nekk bi ñu dégloo dañu gëm ni kon famille bu nekk mën nañ am famille bu ku ci juddu nekk puune bu dee gone nga am soxna di jur doom wala ngay jigéen di am doom mën nga jur ku nekk puune bu dee sax da nga dem ba nekk mag di am ay sët ci sa sët yi mën na ci am ku ci juddu nekk puune donc dama leen wax ni leen ci suñu waxtaan li ëpp solo mooy ngeen def plaidoyer mais leeral bopp nit ñi lan mooy puune ak nan lay amee ci nit ñi parce que ci ñaari nit dinañu am dara du leen jot dara amuñu ko nekk ay nit yu ñuul jur doom mu nekk doom bi nga xamante ni day juddu ak puune donc dañ jàpp ni daal liñ leen bëgg a jàppale tey ñu teew fii en tant que doomu Thiès mais ñu jiite association nationale des élus départementaux ñu gëm ni nag léegi dañu war a waxtaan ak nit ñi ba ku ci nekk xam ni loolu lu mën a dal ñëpp la ñu ne leen nag plaidoyer bi dañ ko war a dem ci xalif généraux yi ñu ci sëriñ si ñu dem ci église bi ñu dem ci islamologue yi ñu dem ci ñi nga xamante ni ñëpp am nañu baat ñu dem ci député yi ñu rencontré leen ci loolu ñun bëgg nañu def convention de partenariat ak fédération nationale des albinos du Sénégal pour yeggale explication yi ci ñëpp mu leer seen bopp. beneen élément bi ci ëpp solo tamit mooy ñu wax leen ni nit lu cër daf koy jël il faut ñu arrêter di wax ku ñu jàppale affaire bi du jàppale parce que nit ñi Sénégal ku nekk cër bi nga am da nga war a fexe ba bokk ci ñi koy joxe wala ñi koy jël man nag dama gëm ni fexe ba bokk ci ñi koy joxe dafa gën moo tax ñun leen xalaat leen ci bu ngeen di choisir bu ñuy tànn njiitu réew bu ñuy tànn député bu ñuy tànn ngeen am taxawaay bi parce que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum am na ko ni woon je suis neutre mu ne ko contre kii képp koo gis mu toog ni man mbiri ñi ngi tànn mais damay bañ a féete ñun politique wu ñu faruñu yooyu ku koy wax dinañu tànn te tànn bi ñuy tànn boo ci bokkul it tànn boobu day nekk tànn buñ lay imposer donc yooyu yëpp dafa tax ñu ne daal dinañu gën a dajeek ñoom waxtaan mais li ëpp solo tamit mooy ñu ne te ñu bari nañu ay leaders d'opinion yu nekk ci seen biir ay Tefayka nga xamante ni ci groupe Tefayka la bokk mademoiselle Keita nekk ku am en tout cas madame Keita nekk ku am 3e bassiste africaine c'est-à-dire moom rek mooy jigéen buy jouer ñetti jigéen ñiy jouer basse ci Afrique ci la bokk instrument mu nekk la seule femme instrumentaliste ci ni mu ko expliqué donc bari na ay jumtukaay yi nga xamante ni je pense que am nañ ko war nañ ci waxtaan ak ñoom boo gisee am nañu ay animatrices seen président professeur la raconté na histoire am mais il faut que ñu dem ñoom ci fi ñuy def ak di fa dindee daal ñu fexe jël leen en compte ba xam ni albinos loolu la mais li ñuy gën a souffrir mooy ni ñu leen di beddee comme ñun diine dañ koy dund moo xam musulman la mais rawatina chrétien la moo xam tamit musulman la te ci nit ñi lañ bari ñu ne nañu dem di waxtaan ak ñi ngànk diine ba ñu leeral boobu nit ñi ni que ñun dunduñu loolu te suñu diine daf ko dàq donc looloo taxoon ñu teew fii bëgg nag yeneen incha allah partenariat yi nga xamante ne nañ ko am ak ñoom pour gën a waxtaan ci wàllu woowu